suñu thématique du jour Abba est-ce que duñ la bàyyi kon nga xuus le temps Babacar di xool élément bi du côté de la régie. xam nga jamono yee passé ki nga xam ne moo di Cissé Seyni defoon na fi benn vidéo di wax ni que heure ménage yi comme mbaxal mu tuuru. ndax foo tourné nit yi ñu ngi mariage mais nag ci heure ménage yooyu nag tamit divorce yi tamit comme mbaxal bu tuuru. parce que instant bi yi gis nañu ko ni divorce yi temps yi sax xaw na tane tuuti mais ci 2020 bi. divorce yi dafa bëri woon trop ay moo nag ñoom ni ñu ko jàngatee ñoom dañu jàpp rek ni kam divorce yi crise sanitaire bi nga xam ne nekk nañ ci mu di mbas bi di coronavirus dafa tëjoon dafa indi woon li nga xam ne moo di crise financière parce que bu ñu seetloo gis nañu ni tëjoon nañu li nga xam ne moo di marché yi transport yi wàññi woon nañ ko demeetul woon ni mu meloon en plus tamit yenn si liggéeykat yi ñu si bëri dañu wàññi woon seen ay employés ndax lan crise financière amuñu woon lu ñu leen fayee loolu yooyu yëpp nag dafa dem ba indiwoon li nga xam ne si dafa yeewoon yenn caractère volcanique yi nga xam ne nekkoon nañ si nit yi. cause divorce yi pour man ci xale yi jigéen la parce que jamono bi ñu toll nii jigéen léegi sëyatuñu elles sont trop matérialistes parce que la plupart da ngay gis ñoo xam ni léegi ñu toog seen néegu sëy seen kër sëy mais maanaam dañuy topp seen copines yi ñu xam ne amuñu jëkkër amuñu tout ça bëgg topp seen mot ñu leen di boole ak ay xale yu góor. naa la ñëwal nga mbaraan kii ñëwal kii jox la lii dalay may xaalis xam nga da ngay dem ba tu vas habitué ngay traîner doo tal sa jëkkër li nga war a def doo ko def sa jëkkër nag bu demee ba gis situation bi que carrément ni que li nga war a defal temps bi nga war a joxoo ko finalement lu muy def dalay divorce dalay bàyyi day dem nekk ci leneen xale jigéen elles ont tendance oto bu rafet lañ gëm kër bu rafet xaalis génn dañuy sëy pour matériel comment ça se fait am góor yoo xam ne tamit doxaan rek la ñuy def dañuy bàyyi seen jabar ci kër gi ku leen laaj dépense dañu leen jox dara dem di xooli benn ndaw su xale bu ndaw bu tuuti di leen jox ay benn 15 000 francs 30 000 francs loo bëggee sëy am ci dëkk bi sëy du am ci dëkk bi. divorce bi de xale yi moom léegi dañoo xaw a yàkkamti nag ndax bu njëkk ñun moom dañ daan bëgg rek te yàlla rek tax mais xale yi léegi intérêt la ñuy sëyee xale yi léegi intérêt la ñuy sëyee bu nu ba pare ànd bi du yàgg ay 2 mois 3 mois nga daal takkante doo xamante ay jikko nga bëgg daal dem sëy essayer yaakaar tax nga dugg ci ak intérêt la nga duggoon doo ko fa gis te xale yu góor yi dafatuñu divorce yi moom bari na trop parce que intérêt moo ko lal waaw lu intérêt lal nag du baax xale yu góor yi danoo muñalatul jigéen ñi parce que xale yu góor yi jigéen da nga koy muñal sunu mag ñu njëkk ñi dañ daan toppatoo jigéen dañ daan teral jigéen mais jigéen léegi ñoom ñoo mënalatuñu jigéen daal mënalatuñu jigéen xale yu jigéen tamit intérêt la ñuy sëyee rek li nga la yaakaar boo ko fa fekkul da ngay génnaat dem seeti leneen te loolu baaxul ñun suñu sëy yu njëkk ba nagani si ñu ngi ci toog ba gis suñu ay sët mais xale yi léegi defatuñu loolu xale yu góor yi tam nañuy muñal xale yu jigéen yi ndax xale am na xale yu ñëpp nag am na xale yu jigéen yu bëgg sëy mais dañ leen di sonal ci kër yi waaw dañ leen di sonal ci kër yi parce que buñ lay doxaan liñ lay won ak boo demee li nga fay fekk du doon benn waaw moo tax tas yi di bari. l'islam mooy ki nga xam ne moo bind góor bind jigéen daganal ci ñoom ñu ànd ñu takkante ci façon yi am na yoo xam ne takkante yoo xam ne xaraam na nag mais li am solo mooy ñu takkante bu ñu defee li ñu war a def ba nekk ay ñaari way dencante comme ni ñu koy waxee ñaari way dencante yooyu li njëkk ci ñoom mooy ñu muñalante ci seen diggante bu ñu demee ba nga xam ne nag yàlla tàqalikoo moom ni bu ànd di amee noonu la tàqalikoo di amee bu ñu demee nag ba tàqalikoo jot yaakaar naa ni loolu lu dagan la ci lislaam parce que yàlla wax na loolu at-talaaqu marratan fa imsaakun bi ma'ruf aw tasrixun bi ihsaan maanaam jigéen bu ngeen demee ba nekk boo demee ba nga xamante ne ni mënatoo ko yor bu rafet na nga ko bàyyi mu dem ci këram wala nga téye ko boo xasee téye na nga ko téye bu rafet parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ma akramahunna illa karimun wala ahanahunna illa laim mu ne jigéen ku tedd rek mooy teddal jigéen waaye ku bon rek mooy toroxal jigéen fase divorce ci l'islam lu dagan la waaye nag na nekk dernière étape bu nit di yegg ak soxnaam parce que koo xool ba gis ko gis ne kii critères yi ngay wër ci jigéen mi ngi ci moom yow góor gi yow lañ jox kàddu fase kon boo demee bay fase war nga xoolaat li ngay def maanaam ki nga xas ba tànn xam nga ni kii critères yi ngay wër mi ngi ci moom nga jël ko muñal ko parce que comme ni ngay defee erreur yow góor ki moom ci jigéen ki noonu lay defee erreur war nga ko cee mën a muñal mais fase moom lu dagan la ci l'islam am na façon fase yu bëri nag yu am na fase boo xam ne boo fase jigéen
mu dem takk nga jigéen fase ko premier fase mën nga ko bu demee seen kër te idda gi jeexagul mën nga koo jëlaat ci waxtaan su fekkee idda gi jeex na nag dañ koy takkaat loolu boo ko defee ba muy ñett nag boo ko xasee fase ñetti yoon na nga xam ni ko xaraam na la lu dul mu amaat beneen jëkkër jooju génn àdduna wala mu fase ko nga doog a jëlaat keneen. voilà donc jaajëfal aussi Aïcha Diarra Camara mi nga xam ne moom moo demoon jëli ji réaction askan wi par rapport ak divorce yu bëri yi nga xam ne nemmeeku nañ ko en tout cas Sénégal bokk na ci nag lañ ciy jàpp mooy ñu bëri jàpp nañ ni wàllu matérialiste moo ko lal wàllum yàkkamti donc ci côté xale yu góor yi aussi ñu ne ñoom daan dara du leen satisfaire maanaam dañuy ay coureurs de jupon lañ voilà excusez-moi donc Abba ma bàyyi la nga ñëw ci élément bi. waaw Mariama comme ni ñu ko gisee ci élément bi di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne dajawoon nañu Aïcha dajawoon na ak ñoom ni ñu wax am na solo parce que suñu yaay ji ni mu waxee mu ni xale yi ni ñuy sëyee léegi ak ñoom ni ñu doon sëyee daf am différence parce que ñoom bu ñuy dugg dañuy dugg te yàlla rek moo tax bu ko defee xam nga booy dem fenn nga dem fa pour jaamu yàlla mbëggeel yóbbu la fa jaamu yàlla yóbbu la fa di nga fa macc kaani di nga fa macc suukar mais ñun léegi ci tendance bi moo di ka dañu yàkkamti daal suñu àdduna tuuti parfois yàkkamti lay doon parce que da ngay envier nit ki soit Mari Ngom am na oto mi ngi koy dawal da nga xam Mari fan la jëlee oto bi rek da ngay daal teg sa jëkkër benn pression bi nga xam ne à ce que yow tamit da nga bëgg am oto wala tamit da ngaa war a génn dem wuti sa appartement bopp wala da nga war a am sa këru bopp xam nga tendance yooyu yëpp léegi dafay tax ba muñalante bi ci biir sëy yi dafay manqué parce que jigéen ñi dañuy gis léegi ni ko dañuy teg de trop seen jëkkër yi pression boo xam ne attanuñ ko surtout ak période bi ñu toll ñu xam ne période mbas la dañu nekk ci crise financière crise bi ñu nekk tax na ba góor ñi li ñu mënoon léegi bu ñu mënoon fukk léegi bu ñu mënee juróom ca lay yem parce que fañ daan jëlee léegi foofu sax presque léegi ñun suñu ay cëbbukaay sax léegi ñu jeex ndax crise bu ñu nekkee liggéey yi léegi benn demeetu ci nañ demee woon moo tax nag léegi ba crise yooyu yëpp dafay yee yi nga xam ne moo di caractère volcanique yi nga xam ne nekk nañ ci biir góor en plus tamit stress bu bëri bi tamit yokku na li tax nekki sëy yi léegi neexatul parce que am na si góor yu nga xam ne si surtout temps au semi confinement bi am na si góor yoo xam ne bëgguñu ñu leen di enfermer concept rester chez vous boobu créé woon na ay tensions yu bëri ci biir néegu sëy jigéen ñi sax dina foog ni que jëkkëram bëgg ko fekk bëgg na ko mais dafa tàmmul toog ci kër gi comme toog bi à chaque fois boo tourné gis que à chaque da ngay dem ba mujj gi sax na ma yàlla baal dangay ku jigéen ki dana foog ni que kii nobbu ko fekk nekkul affaire de nobel mais dangay dem da nga koy énervé parce que tàmmul toog ci kër gi à chaque fois rester chez vous boobu noonu créé na woon ay tensions yu bëri entre ci soxna yi ak ñi nga xam ne si moo di seen borom kër en plus tamit ak tendance bu bees bi léegi snap bi comme heureux ménage ak snap bi toog ci lal bi daal di maquillage bu baax def ci ay kii yu baax yooyu tamit yokk na si li tax jigéen yi di bëgg soobu ci sëy ku la ni dama laa nopp rek nga nekk ay ca lañ takk dañuy yàkkamti de trop parce que gis naa sama morom sëyi na rek man tamit damaa war a dem sëyi gis naa kii am na jëkkër damaa war a am jëkkër rek snap boobu noonu tamit ñi muy dugal ci sëy bëri na léegi nag da ngay dem ba ci boo duggee nag ba pare nag si ngay xam au fond de toi yow bëggoo woon sëy léegi wala soit pareegoo pour sëy soit mature goo pour sëy wala pareegoo comme la nga fa doon xaar ndax am ñoo xam ne dañuy comme da ngay espérer xaar boobu nga fay xaar ndax maire bi wax na ko léegi nee na avant ñuy dem dañuy teg ay yaakaar yu bëri léegi bu fekkee da nga dem ba fekkoo fa loolu da ngay daal découragé doo bëgg dara ci sëy bi loolu tamit yokk na si li nga xam ne dafay indi divorce yu bëri yi xam naa tey suñu sottante xalaat tey bi loolu laa indi woon mu di divorce bi kenn ku nekk rek nga daal ci ñambaas rek sëy bi daal di mat voilà donc am na solo bu baax a baax Abba Seck par rapport ak divorce yi nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ci Sénégal donc Marie déglu nga élément bi ak aussi li nga xam ne Abba indi na ko tey teg ko ci table bi yow lan nga jàpp ne tey jii moom moo sabab taux de divorce yi fii ci réew mi. voilà Mariama donc déglu naa Abba li mu wax également seetaan naa mère bi suñuy maman bi li mu wax lu am solo moo di jigéen ñi léegi dañu yàkkamti loolu ànd naa ci parce que da ngay sëy par exemple nga nekk dans un couple jeune surtout nga bëgg coûte que vraiment tey lépp rose tey jii voilà parce que am na ñoo xam ni ba ñu doog a dugg ci néegu sëy amuñu lal amuñu armoire amuñu coiffeuse et autres en tout cas lépp lu ameublement ci néegu jigéen amuñu ko dañuy ñëw rek lalal la mat la nga ñëw ñu indi la nga sëy si voilà mën nga ñemee noonu ak nga am ci ay doom
nga dem a dem ba sax mën nañu wax ni am nga ay doom yu bari nga doog am ameublement tu sais loolu peut-être la différence ak ñun tey jii suñu génération c'est quoi parce que tey yow benn Marie Ngom je prends exemple sur moi da ngay gis ko xam ni gis nga ko voilà macha allah situation baax na gis nga ko ni bëgg nga ko mën naa dugg ci moom peut-être que d'ici 1 an 2 ans dinaa mën a dawal oto man tamit parce que moom mi ngi dawal oto. dugg nga ci biir dem nga ba ci biir yow gisoo loolu par exemple maire bi wax na ko sànq xam nga loolu mooy danger bi ci nekk Mariama sëy bu ko yàlla lalul bëgg lalu ko rek di nga ci gën tôt ou tard parce que la nga fay fekk parce que dafa mel ni nee nañ le pouvoir et l'opposition les réalités du pouvoir bokkul ak li nekk ci biti par exemple boo xasee ba suux dugg ci biir ci nga xam vraiment les réalités li fa nekk bien vrai que na nekk dugguma ci biir mais tey jii leneen tamit li nga xam ne bokk na ci li causer les taux de divorce yu bari yi mooy jigéen góor ñi ak ñi ma ko war a wax ñu ci bëri dañ dul wax dëgg jigéen ñi xam nga tey mënoo di labat ku mel ne Abba Seck gis nga ko macha allah ak ni mu mel nga bëgg ko naturellement comme elle est tax na ba tey ji nga koy promettre monts et merveilles alors que yàlla xam na ni yow financièrement toogoo noonu xam nga tamit loolu bu fekkee Abba tey am na loo ko gëmloo Abba dem ba dugg ci biir sëy bi gisul loolu nga xam te ne moom la nga ko waxoon tey ji bu ko neexee génn ci bien vrai que souhaité wul ma ko mais foofu bu ci génnee tey ji yow y aura des langues qui diront kii de intérêt ma ko taxasee alors que tel n'est pas le cas du intérêt mais dañ ko fen depuis le début xam nga fen bi tamit parce que ñu baal ma ci kàddu gi mais fen laa ko mën a tuddee ñàkk wax dëgg bi oui et je pense que loolu c'est du côté des femmes comme aussi ci côté góor ñi non ci góor ñi la ëppee Mariama parce que góor mooy takk waaw mais Marie ci côté jigéen ñi aussi am na parce que aussi parfois da ngay gis góor goo xam ne day am déception par rapport à sa femme non maa ngi ñëw bokk na ci montage yi pose artificielle yi là je reviens à dire que maintenant jigéen ñi naturel tuñu te loolu aussi mën na nekk fen ci nga baal ma donc noonu lañ ko mën a waxee aussi xam nga côté boobu góor bu ci takkee jigéen je dirais que tu es naïf kenn fenu la de yaa nax yow yaa nangu ku la nax yow parce que tu sais jigéen pour mën a xam tey ji benn ngecaan ndax këfalu na wala këfalul parce que ngecaan doo ko gis nii rek tey jii rek ne dama koy takk tey man boog je trouve parce que xam nga su ma nee góor ñi duñu wax ñu ci bëri bokk dañuy avancer loo xam te ne gëmuñu ko sax wala loo xam te ne sax amuñu ko loolu tey ji moo ëpp moo bëri xam nga tey ku ci nekk bëgg nga di tiitaroo sama copain bi li may defal wala sama waa ji li may defal li muy defal suñu waa kër alors que loolu lépp tey ji mun am na ñoo xam dafa leen di jaral dañuy dem à la banque contracter des dettes laa la wax nii rien que pour avoir Abba dans leur ménage d'accord voilà Adama par rapport ak divorce yi Sénégal yow aussi je pense que def nga constat bi en tout cas bëri na ci lu ko daal di sabab yow naka nga ko jàngatee ci li nga xamante ne moo am ci suñu génération bi. waaw Mariama divorce yi nekk na loo xamante ni doy na waar trop ndax kat képp koo xam ne yaa ngi dugg ci sëy jàpp naa ne ba ngay dem boo sañoon deemoo la fay jëlee mais nag man dama jàpp ne aspect yi koy waral bari na lu si mel ni manque de communication ndax diggante ñaar ñi nga xamante ne ñooy sëy ba engagé wu ne dañu war a nekk pour à vie ñooñu wax nañ am communication à chaque fois ñuy waxtaan waaw surtout tey boo amee lu la naqari ci sa borom kër nga au lieu de nga wax ko nga téye ko ba leneen fekk si ko si leneen fekk si benn bés ngay xëy rek ngeen exploser mu nekk loo xam ne mën na jur divorce en plus belle famille ñi nga xamante ne ñoom ngay fekk si ndax nit bu jógee ci kër ñëw ci kër sëy si fa mun nga ko jàppee ni sa doom la ndax dafa génn bëggante ak sa doom ñu ñëw fas yéene fondé famille yow yaayu ko góor ki njëkkee yi ñëpp parfois dañuy jouer rôle bu kii torop ci divorce yi ndax nit di sëy ci kër nga teg ko fitna doo ko may jàmm doo ko may salaam à chaque fois yaa ngi koy indil histoire di indi ay problèmes yu kenn xamut. loolu dafay loolu Adama aussi c'est vice versa. c'est vice versa fa laay ñëw. waaw fa laay ñëw comme que. dama bëgg aussi nga laalaalal ma point boobu parce que aussi man jàpp naa ne tey jii sëy yi bokk na ci li tax divorce yi en tout cas di bëri. mooy ñun tey jii duñu boole ci ménage yi ñi nga xam moo di suñuy goro. maanaam dañuy sëy suñu sëy bopp. ak affaire appartement yeeg yooyu. donc dëkkuñu goro donc sëy boo xam ne aussi loxo mag du ci bëri. li ko yàq dafay yomb nga bëgg a jël lépp féetaloo ko sa bopp yow ak moi et mon mari. mon chien parfois. donc loolu aussi je pense que du ñàkk divorce. si laa doon ñëw sax Mariama ndax booy sëy nekkul ne yàq góor ki kese yéen a ko sekk sëy dafa vaste
yow la ak sa jëkkër mais yow la aussi ak say famille jëkkër muy ku góor ki muy ku jigéen ki boo sëy si kër jàppee waa kër gi comme si ñi nga jógee si kër gi nga jógee lépp damay naan dafay neex waaw loolu tamit ak matérialiste bi kii wax sànq di jàpp ne chaque jour dangaa war a am mais déception tamit parfois day am ci xale yu góor yi muy ne di ngay nekk ak nit ki mu lay gëmloo chaque jour ne peut-être ku jigéen ki ne man xale la je suis vierge chaque jour ngay nekk ci loolu jàpp loolu ci sa xel yow ku góor ki ba am si yaakaar takk ko bi ngeen demee ba sëy desut lu dul ngeen wax ak kii fekkoo fa dara loolu tamit nekk na ci loo xamante ne nii mën na causer divorce muy relation quel que soit li yëf yi mën na demee na nekk loo xamante ne dëgg moo koy lal. oui parce dëgg fu mu que nekk parce que le mariage c'est d'abord la confiance. bu waaw demee c'est ba la tey ji confiance. confiance amatu fa tey ji dara du fa am. du côté ci ku góor ki wala ku jigéen ku ki jigéen kenn ki. ku ci ne li mu doon wax fekkoo ko sa morom donc. je mën na pense indi pas que divorce là moom aussi. ça va waaw loolu passer. tamit nañ si bàyyi xel bu baax di waxante dëgg li nga am nga wax Tout à ko fait. li nga mel aussi nga wax ko Tout à parce fait. que nit ki si lay bëgg tamit da lay bëgg si ni nga mel ci li ma jàpp. naturellement merci Adama Ndiaye point bi am na solo Nguétiane par rapport aussi ak jigéen ñi ñu bëri dañ leen pointé du doigt que ni dañoo matérialiste. man je pense que wax ngeen lépp li ma ci appuyer rek mooy sëy ñett yi ñoo ko waralal muy confiance patience ak communication parce que ku ñu muur muy sëy da ngay gis sax ku ñu muur mu jóge ci fête bu neex ngay dem sëy ci guddi gi ñu ne la na nga muñ kon xam nga sëy nekkul lu lépp c'est rose dina am ay bas comme dina am ay haut ça dépend gis nga man je me dis que côté matériel bi sax mën nañ ko tegee ne communication bi mooy njëkk ñëw parce que nit mën na sëy ak koo xamante ni am na àdduna ak la sa biir fekk na moom la ca biir néegam amu fa bànneex donc je me dis que dañoo war a nekk ñoo xamante ni dañoo war a complémentaire confiance bi ñëw patience bi surtout ñëw parce que mën nga commencer ci am dem nga ñàkk mën nga commencer ci ñàkk comme nga dem nga am yàlla rek moom moo xam te nit ki ngay nekkal aussi il faut nga xool ko bu baax ndax sëy boo ci duggee man je me dis que c'est pour toute la vie donc il faut ñuy vérifier suñu partenaires yi ñuy nekkal ndax compatible nañ déjà bu ñu bañ koo bañ ko asaaloo daal sëy bi ñu bañ ko gaawantu xool ndax compatible nañ communication bi surtout muy primé parce que boo dul waxtaan am na góor yoo xam te ne mënuñu waxtaan ak seen soxna par contre bu ñu génnee ci mbedd mi seen soxna daneen gis dañuy reetaan dañuy kaf loolu xam nga day metti xol foofu tamit dafa am nit koo xamante ne noonu la mel mënul waxtaan ak soxnaam mais mën na génne ci biti waxtaan fa mais donc yow mi jigéen bu fekkee ne yow yaatu nga mën nga dindi loolu ci sa góor ci kaw rek ngeen koy waxtaanee nànk-nànk man je me dis que daal confiance bi moo war a ñëw communication bi ak surtout patience bi parce que loo xaarul doo ko fa fekk man loolu laa gis. voilà donc Nguétiane yow aussi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax je pense que pour ñu wax ci li nga xam moo di cause divorce yi moom duñ fi daal di jógee parce que kenn ku ci ne ak ni ngay gisee mais je pense aussi tout ce qu'on peut retenir mooy point yi nga xam ne soulevé nañ ko bokk na ci li nga xam moo di manque de communication matérialiste du côté justement des filles ak lu jëm ci wàllum yàqamti précipitation bi aussi yenn saa yi dafay xaw a jéggi dayoo manque de communication yooyu yëpp ak leneen aussi Abba beneen point aussi boo xamante ni peut-être man bëggoon naa peut-être ñu wax ko moo di lu ñu dul waxtaanee li nga xam moo jëm suñu wàllum sexualité xam nga couple bu amee aussi parfois day baax ñuy waxtaanee li nga xam moo jëm ci wàllum sexualité c'est malheureux aussi Sénégal tey jii wàllum sexe dafa nekk benn sujet tabou boo xamante ne on n'en parle pas alors que ci biir couple war nañu aussi di koy waxtaanee bu baax a baax sans pour autant oublier li nga xam ni moo di incompatibilité d'humeur voilà donc yooyu yëpp doon na aspect en tout cas yoo xam ne daal bu ñu ko rassemblé mën nañu gis ni moo sabab divorce yu bëri Abasek. même aussi bëggoon naa ci yokk tamit. léegi dañoo gis ne que nit yi dañoo moderne de trop. parce que bu njëkkoon dañ lay wax boo dee dugg ci sëy ñu ne demal nga liste xaar ko. ku góor ki dafay xool moom ak ku jigéen ki ndax ñoom ñaar seen ay bidéew ànd na. parce que parfois tamit comme yéen ñaar man ngeen bëggante sans pour autant seen ay bidéew ànd. yooyu aussi xam nga incompatibilité d'humeur bi nga wax nii dafay dugg foofu. parce que parfois dafa am ñu nga xam ne seen ay bidéew ñoo mënul ànd. même bu fekkee bëggante nañu bëgg nañu sëy mais seen sëy du dem. moo tax yooyu yëpp foofu ñu ciy bàyyi xel parce que sëy dafa nekk lu nga xam ne nekkul foofu nekkul loo xam ni comme da nga koy def nii juste rek parce que da nga koo war a def mais dafa nekkul dafa sacré. moo tax bu ñu ciy dugg ñu ciy bàyyi xel point bu ñu ci fu ne étape bu ne ñu jaar fa ba pare mais parfois da ngay gis nit rek nga xemmeem ko am ñu ci góor ñu bari ñoo xam dañuy xemmeem jigéen rek takk ko léegi nag bu fekkee da nga ko xemmeem kooku doo yàgg ak moom vite fait da ngay génn en plus tamit ñuy am sutura suñu biir néegu sëy yi
ñuy kenn ku ne ku góor ki comme ku jigéen ki kenn ku ne ngay sutural sa morom parce que bu sutura amee rek jàpp naa ni ko yenn problème yi mën na des ci biir néeg bi waaw kay c'est ça lu ñu war a waxtaani ñu waxtaani ci seen biir néeg suñu paree jeex na keneen ku ne ci biti warul xam parce que tamit biir néegu sëy dafa nekk néeg bu nga xam ne néeg bu xat la ñoom ñaar ñoo war a bokk naqar comme ñoo war a bokk seen bànneex man jàpp naa ni yooyu yëpp daal suñ si taxawee mën na am yi nga xam ne mooy indi divorce yu bëri yi man yàlla mën na ci teg def ndox bu sedd mu xaw saafarawu tuuti mais daal cause yi moom bëri nañu buñ fi dee nekk di koy détaillé fii la ñuy fanaan comme ni nga ko waxee. Voilà donc Aba en tout cas yëf yi am na solo bu baax a baax comme ni mu ko waxee bu ñu doon lim tey ji cause yi duñ fi jógee juste retenez que ni le mariage est sacré donc nañuy bàyyee xel ni doon loo xam ni diine moo ñu ko diglee déjà donc au-delà suñuy ay valeurs donc jigéen am na ci foo xam boo fa tolloo da nga war a ñaan yàlla am borom kër dem toog gérer sa foyer am ci ay njaboot yu barke aussi li nga xamante ni moo jëm ci divorce yi am na ci naam yoo xamante ni mën nañ koo éviter mais am na ci aussi yoo xam ni yenn saa yi mën nañuy toogaale moom te it man ak sama morom lañ laa ci bokk yamale dañuy moytu li nga xam moo jëm ci matérialiste bi xale yu góor yi nañuy bàyyi di bañ a wax dëgg ñi nga xam ne ñoom lañ ko sekkal idem aussi pour jigéen ñi communication bi dañ koy renforcer parce que dafa baax ñaar ñi nga xamante ne ñooy dencante ñuy daal di communiquer bu baax a baax mais mënoo ne am nga soxna ou soit am nga borom kër te yéen ñaar seen waxtaan mënul mot 2 à 5 minutes donc yenn saa yi loolu moom dafay doy waar donc nañuy bàyyi xel loolu lépp parce que aussi quoi qu'on puisse dire Ngécaan comme li nga wax léegi képp koo xam ne ñu ngi koy muur mu sëy da ngay ñaan yàlla dem sëy fa donc ñaanuñu yàlla dem sëy dellu soit en tout cas thème bi tey ji amoon na solo bu baax a baax di ko jaajëfal moom Aba Seck mi nga xam ne moo indi woon ci li nga xamante ne moo di divorce yu Sénégal et duñ ci yem sax parce que du ñàkk suñu beneen plateau incha allah ñu waxtaanee ko waat ànd ceeg beneen invité ou soit yeneen gan yoo xam ne dinañ mën a waxtaanee en profondeur li nga xam ne moo jëm ci divorce yi nga xam ne nemmeeku nañ ko parce que aussi c'est regrettable tey jii bu ñu demee ba suñu génération ñuy compter ay divorce comme voilà lu yéeme la daal en tout cas voilà donc Aba allez-y vas-y chapitre boobu di wax ni xam nga am na yenn relation yoo xam ne dañuy dem ba divorce moo fi sës te dafa mel ne moo nekk li gën moo tax ñuy faral di wax ni bu divorce di am na rafet pour ëllëg si biir bu delloo mun a waree am ngeen delluwaat xaw ma ndax je me suis fait comprendre comme ni divorce bi bu ko ay saaga ak ay jëf yu ñaaw lal par exemple parce que gis nañ fi ñaar ay couple yoo xam te ni divorcé nañu sëyaat divorcé sëyaat voilà donc mooy appel bi ma doon def na divorcé di rafet voilà donc mi ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal Marie Aba Seck aussi mi nga xamante ni tey ji moo ñu indiloon sujet bi ci table bi en tout cas Aba ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax par rapport ak thématique bi waaw kay mi ngi noonu merci beaucoup yéen tamit ma leen di jaajëfal ci leeral yi nga xam ne dolli ngeen ko ci ak tamit suñu internet yi nga xam ni Aïcha daje woon na ak ñoom aussi parce que gën nañu leeral affaire yi ba kenn ku nekk gën nga si am ay jàngat ku ne li nga ci amoon yokku na loolu rek la ñuy ñaan parce que plateau bi loolu moo ko tax a jóg di éveiller en même temps tamit di divertir nit yi mi ngi noonu voilà donc mi nga ko chers téléspectateurs ba tey yéen a ngi suivre seen émission Week-end Free sur Africa 7 TV